pour la mairie de Dakar. Voilà. Ok, d'accord, comme c'est bon. Parce qu'on est en direct, quoi. D'accord. Juste pour dolli rek li nga xam ne Bamba wax na ko Bamba mooy mandataire grande coalition pour la ville de Dakar. liggéey bi nga xam ne def nañu tey ñëpp dañu am njàqare bi ñu waxee ne ville de Dakar liste gëm sa bopp dañu ko rejeté may leerlu rek parce que damay dégg yenn saa yi ñu naan tubaab këyit la xam dama gis ñu bind di wax ne li ñu leen jox daa matul c'est incomplet la liste elle est incomplète di fàttali rek ni Bamba wax ne 22h39 la ñu ñëw ñun déposer suñu liste bi ñu déposer liste bi 22h39 le 3 mën naa leen ko jox yéen journalistes yi ngeen xool te bi ñu ko déposer gis ngeen ne ci biir 90 dossiers muy titulaire muy majoritaire titulaire ak suppléant 90 dossiers la ñu déposé alors que pour Dakar 83 dossiers lañ la demandé ñun ñu déposé 90 dossiers ñu gis ne ci diggante titulaire bi ak majoritaire ni ñu ko agencé agencement bi baaxul bi ñu remarqué ne baaxul moom Bamba Fall mu delluwaat ci préfet bu Dakar et d'ailleurs c'est le moment de fustiger ñaawul doxalin bu préfet bu Dakar ci dossier bu gëm sa bopp parce que bi ñu ñëwee fàttaliku leen ne moom préfet boobu moo bindoon lettre ne naa bindi affiche yi ma defoon ci mbedd moom préfet boobu ba ma demee Mbour moom moo waxoon ne du ma dem ci tefes kon préfet bu Ndakaaru bii gëm sa bopp yàgg na koy tere nelaw waaye yàgg nay lijjanti suñuy mbir mu ne Bamba Fall liste bi nga bëgg a consulter mënoo ko consulter donte Bamba Fall moom mooy mandataire bi mu ne ko mënoo ko consulter alors que le code ne dit pas ça code bi dafa wax ne moom mii di mandataire saa su ne mun naa ñëw xool liste bi parce que ñun bi ñuy déposer minuit jotagu jot bi ñu xamee ne am nañu problème ci agencement ñu dellu siwaat ci préfet bi ne ko dañ ko bëgg soppi moom préfet bi dafa ko bañ ci kanamu waa SEDA kon yéene bi ñu amoon ñoom mooy galgal gëm sa bopp yéene bi ñu amoon ñoom muy indil jafe-jafe gëm sa bopp parce que nag ci loolu la ñu nekk boobaat léegi gis ngeen li fi xewoon fan yii gis ngeen lii nii te biir na ma ne du fi yem danañu ko continuer waat di fàttali rek ne jour boobu maa ngi koy fàttali tey di ñu toogee ci bureau bi ñii ñëpp bi ñu ñëwee dañ leen bàyyi ci biti ñuy remplir ak a raturer ak a arranger ñi nekk ci nguur gi bi ñu ñëwee dañu leen ubbil bureau adjoint préfet dañu leen ubbil ci biir préfecture Ndakaaru dugal leen fa taalal leen climatiseur jox leen lépp ñoom ñuy remplir seeni liste jox leen imprimante et loolu ci xaalisu contribuable Sénégal alors c'est des attitudes yoo xam ne dafa war a arrêter dafa war a cesser di fàttali rek ne lii ñu def liste gëm sa bopp pour Ndakaar jubluwuñu ci lenn lu may xàllal yoon Abdoulaye Diouf Sarr jubluwuñu ci lenn lu may seen candidat pour viru Ndakaar bu mën a jàll et loolu gis ngeen li ñu tàmbali ci Barthélémy danañ ko songaat ñeneen ak ñeneen parce que li ñu bëgg mooy seet ay fas yoo xam ne ay fas yi màggat lañu ak i fas yu mënul daw ñu boole leen ak Abdoulaye Diouf Sarr ngir ñu duma leen alors loolu nag il faut ñu xam ne sénégalais yi duñu ko nag ñun danañu def recours yi nga xam ne loolu la ñu yoon may danañu jaarale mbir yi fi nga xamee ne foofu la ñu yoon may et incha allahu rabbi xeex bi danañu ko continuer pour ñu xam ne gëm sa bopp réalité la ci réew mi la preuve tey ñu ngeen fi gis ñoom ñëpp ñu ngi ci ay communes fii ci Dakar déposé nañu amuñu problème donte am na ci yeneen juróom-ñaar ci
commune ci Ndakaaru yoo xam ne fexe nañu ba rejeter dossier yi yeneen yi am nañu ay jafe-jafe ñu forclos leen mais au moins ci biir Dakar on a actuellement 12 communes yoo xam ne suñu ay candidats jàll nañu fa Guédiawaye moom lépp jàll na Pikine lépp jàll na Kër Massar lépp jàll na Rufisque lépp jàll na li des ci Sénégal bu may xayma fi mu nekk nii au moins ñu ngi ci 352 communes yoo xam ne mu ngi ci Sénégal te gëm sa bopp am na fa candidat di wax rek ci jafe-jafe yi ngay wax loolu moo xew boggal suñu candidat nekk mandataire dafa dem ba jël jeton mooy li ñu lay jox pour wane ne yow teew nga laata waxtu ñu dem ba ci biir ñoom ñi nekkoon ci wàllu organisation bi ñu ne dañoo sonn dañuy ñibbi waa ji yor jeton ñu ne ko du ñu jël sa dossier demal sa yoon. alors loolu aussi on a fait constater par un huissier à Bogal et incha allahu rabbi danañu ko tam waaye li ñu bëgg rek ngeen jàpp ko mooy information bi ñuy wax na liste bi dafa incomplète comme si joxewuñu liste bu mat demewut noonu këyit bii ma leen jox gis ngeen ne juróom-ñeent fukki dossier la ñu joxe ci mairie Dakar juróom-ñeent fukki dossier la preuve sax PV bi nga xamee ne jox nañ ñu ko moom Bamba Fall daf ko signé def ci ay annotation def ci sous réserve moom Bamba parce que la mu wax mooy da ngeen bind ci décision bi ne liste totale dafa incomplète Bamba ne leen déedéet liste bi ma leen jox mu ngi nii 90 waaye yéen lii ngeen ma jox da ngeen ci bind incomplète kon man bu may signé damay wax ne li ngeen ma wax ci seen décision bi àndul ak lii dëgg donc la réalité mooy on a déposé 90 dossiers à la ville de Dakar au niveau de la préfecture ñu gis ne dañu am problème mu agencement mais problème mu agencement problème matériel la kii tey moom moo nekk si ka am nay jafe-jafe dañ ko woo ne ko liste bii nga dugal lii génnewaat ko dugalaat ko Kalidou Niass bi nga xam ne moom mooy mandataire national bi lu tax teewul fii parce que sous-préfet bu Guédiawaye bu sous-préfet bi nekk ci Wakhinane daf ko woo ne ko am nga ay dossiers yoo xam ne dafa incomplet dossiers yi incomplet yi dañu il faut nga changer ko parce que ñii waruñu wootee fii mais mu dem changer ko ni mu koy waxee noonu à Dakar ñoom it am nañu problème boobu ñu wala ñu ñëw changer ko waaw mais pourquoi ñun ñu am problème mu agencement du ñu woon ne ñu kaay leen yéen it ngeen changer ko ni ñu ko loi bi maye ñu bëgg ñu xañ mairie Dakar waaye li ma bëgg ñu xam ko mooy seen pexe amul benn problème nañu jéem lu leen neex waaye man ak ñi ma àndal pare nañ te waajal nañu suñu bopp xam nañ lu ne lu métti lu ne ñun ñu koy teg waaye kii nga xam ne moom moo ñu tiim gëmmut nelaw duñ ñu dégg ñu yuuxu mukk nag duñ ñu dégg it ñu saalit mukk waaye lépp lu ñu yoon may danañ ci tegu te gëm naa ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir Ndakaaru gii incha allahu rabbi bari na ci commune yoo xam ne danañu ci teg loxo te danañu dem te fa nga xam ne moom moo di ville bu Dakar kon daal jàpp leen ne incha allah danañu def recours bi au niveau de la cour d'appel am nañu nag yaakaar ci suñu justice su réew am ci ñoom yaakaar mooy tax lii nga xam ne préfet bu Ndakaaru def na ko te xam nañ ne ñun jublu ci lenn lu may lu neex buur jublu ci lenn lu may ñu yokki garaatam parce que nag dañuy wax ne ki la abali gët fu la neex fi ko neex ngay xool kon xam nañu ne moom moo tax muy jëf li muy jëf waaye jàpp leen ne ñi ñu àndal ay nit yu am expérience la xam nga ne Bamba Fall liste bu mu liggéey mënul nekk yëfi cuune ñii ñëpp ku ci nekk yaa liggéey ci sa liste bopp nekk seen commune liggéey ko ñëw fii Ndakaaru ñëw fii ci ñun ñu liggéey liste bi war a dem ville ñu dem déposer kon daal jàpp leen ne lii nga xam ne préfet notifié nañu ko mooy notification bii ñun jël nañu ko waaye wax nañ ko ne ko ànduñu ci parce que liste titulaire yi dafa wax ne liste bi matul ñun 45 la ñu joxe daal di joxe 45 titulaires 45 suppléants ñoom ñu ne 55 titulaires la war a doon
27 suppléants boo ko boolee muy 83. waay booy laaj 83 ku la jox 90 xanaa kooku amul problème mu dossier. comme ci 48 heures yi ñu ne képp koo xam ne amul nga jafe-jafe mën ngaa ñëw soppi wala nga changer mais kon nañ ñu boole ñun ci loolu parce que problème mu agencement la ñu am nañ ñu may possibilité ñu nit ñu mën a agencer donc lii daal mooy kàddu yi nga xam ne doon nañu ko yëkkati. Un petit résumé en français.